li may njëkk a def mooy bon initiative bi dama koy rafetlu quoi di gërëm aussi ñi nga xam ni ñoom ñoo am idée bi parce que idée bi idée bu noble la idée la boo xam wax dëgg yàlla dañ koy rafetlu ndax tey dañ ni ASC Manko ak ASC Jamono man mi dirigeant ASC Jamono laa tey mais tey man lu ma xam ci nawetaan ASC Manko moo tax ma xam ko wax dëgg yàlla donc tey ji lu ma xam ci mouvement associatif rek ASC Manko nekk naa fa joueur nekk fa supporter suñ mosoon a gagné Manko man tey su ma demee kër ga du ma reer damay toog 2 jours affaire bi dafa may metti jooy sax dama koy def donc tey ñu ñoo bokk lépp ay frères lañ ay sœurs lañ donc am na yoo xam xaju fi le sport ne doit pas diviser loin de là ça doit unir et loo xam d'autant plus que ñun ñoo bokk lépp bu nawetaan amul ñooy ànd bu dégg bëccëg duñ nëbboonte dara su nawetaan dikkee ñu xaajaloo te loolu rafetul quoi te koñ bi benn la je pense que ñaari équipe mën na fi nekk mais koñ bi benn bopp la kenn mënu koo xaar ñaar te tey lii bugguma tey ñu def ko tey suba ñu delluwaat ci li ñu nekkoon lii dafa war a nekk loo xam dafa sax daak sur tous les plans nag ñu ànd nekk benn cultiver la fraternité l'amitié la solidarité koñ bi jëm sa kanam vive l'ASC Manko vive l'ASC Jamono. programme bi nag lu tax sax ma gën ko rafetlu mooy dañ ko tuddee sargal Moussa Dia ku ne xam na Moussa Dia tey suy tudd ASC Manko wala ASC Jamono dem ba mën a génn ci ASC Manko je pense que moom moo tax quoi tey lu ñu xam moom moo tax ñu xam ko ci nawetaan wax dëgg yàlla yóbbu na équipe bi tur bi fu mu toll moom moo tax mu toll fa donc sargal Moussa Dia boobu je pense que képp kuy yeewoo ci koñ bi war nga ci dugal sa loxo donc programme bi nag ça s'établit comme suit tey wàcce nañ kaamil fii ci jàkka ji ci suba si après bon yaa ñoo ko gisandoo ñu def investissement humain ñu waa koñ bi yëpp génn nañ mobilisation bi gis nañ ko ngoon am na match entre jigéen ñi fële terrain Jamono fële donc dañuy jigéen ñi Manko ak jigéen ñi Jamono. waaw li ñu motiver pour ñu organiser 48 heures yi je pense que dafa am double casquette d'autant plus que dañu nekk ñaari ASC yoo xam ni dañu nekk ci benn quartier donc ku wax benn quartier xam ni objectif bi yëpp benn la parce que jeunes yi fi nekk yëpp ñun ñooy àndandoo donc mënuñu ñii di dem ñii di bàyyi ñu ci des raison pour laquelle ñu daan ni tamit lu ñuy def dañ koy defandoo parce que tamit koñ lañ dañuy yëkkateendoo di dóorandoo loolu moo ñuy may doole ñaari équipe yëpp au delà aspect nawetaan bi su nawetaan jeexee même biir nawetaan yi joueurs yi ñooy ànd seen biir dirigeants yi ñooy ànd donc loolu bokk na li ñu gën a motiver tax ñu bokk benn organisation en plus de cela dafa am tamit suñu benn frère bu nekk ci koñ bi mën nañu ci ñi taxawal ASC bi la bokk parce que Jamono ak Manko benn ASC la waa Jamono ci biir Manko lañ sosoo parce que dañu dem ba xam ni ampleur bi koñ bi am yoon la ñu am beneen équipe ñu daal di créer beneen équipe mais ba léegi benn koñ la donc ki nga xam ni tamit ci ñi sumb loolu la bokk ñu ni tey jii dañ ko war a delloo njukkal dañ ko war a sargal parce que tamit buñ toogee ba jeunes yi yëpp di motiver wu moom joué na ci rôle bu mag loolu moo ñu gën a yokk tax ñu def loolu. en plus de cela aussi dañu bëgg a wan waa Ngaye ni leen nawetaan du football kase parce que tamit association sportive et culturelle la ñu wax kon war nañu def yeneen activités yoo xam ni war na motiver nit ñi parce que nawetaan man suma football ñoree am na ci koo xam ni set setal bi moo ko ñor am na koo xam ni wàcce kaamil bi am na koo xam ni armeel bi ñuy nettoyé moo ko ci ñor loolu moo tax ñu ni dinañ boole lépp wan nit ñi ni leen nawetaan du football kase en plus boo gisee ñu choisir allée bi mën nañ ni Ngaye fii mooy vitrine bi parce que ku fiy jaar Ngaye fii ngay jaar donc bu fii setee ruq-ruqaan yëpp dinañ xam ni kat ñun war nañu def comme ñii ñu set setal loolu moo motivé ba ñun ñi nga xam ne ay doomu ndey lañ muy ñaari ASC yi nga xam ñoo bokk koñ ñu ni nañu ànd boole suñu doole wan dëkk bi que ni football à part lépp dafa war a boole objectif football certes kenn ko nekk da ngay bëgg a gagner mais ça doit raffermir les liens boole jeunesse bi surtout boole ñun ñi nga xam ne yëpp ñooy acteur bi loolu moo tax ñu initier lii. taxaw fii tey mbégte la ci ñun honneur la ci ñun rawatina bi nga xamee ni ñi nga xam ni ñoo dëkkee koñ bi nekk ay kilifa ŋànk dëkk bi ñu ngi toog kàddu gi su ma koy jëlee du dara du dul bëgg def quelques témoignages ndax dara gënul rafet lu mel nii ñaari équipe yi ñoom ñu xalaat ci seen biir seet ci yan anam la ñuy dajee ngir mën a ànd
liggéey mu jariñ seen koñ jariñ seen dëkk. moom sama xarit la sama càmmeñ la parce que léegi bibliothèque bi kii di wax man lu ma xam ci français foofu laa ko xamee moom mii moo ma ko jàngal mu nekk ñàkk ki ñaan su bëccëgee ma bala may ñëw sax moom moo may woo mu indi attaaye ji ñu toog naar jóob sama wujj di ñu wettali mu di ma jàngal ba tey jii lu bari maa ngi koy bindal sama bopp ñu bari dañuy laaj ndax damaa jàng mais kii booba jàngal aussitôt mu jëlaale sama sang soxna moom lay denc te soxna sama sang la moo may jox sagaru jaam ndax sama mag lañ ko tuddee sama mag yëkkati ko jox ma ko di nuyu Ibrahima Diagne bu baax moom itam sama mag la di nuyu ñi fi nekk ñëpp parce que li ñu waroon wax yëpp wax na ko man damay nuyoo rek. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñi fi teew ñépp ci seen tur ak seen sant di jiital ci nuyoo bi mon colonel je suis au garde à vous Moustapha xam ni ànd nañ bu yàgg waaw di nuyu sama maam Mamadou Mbengue Gueye et je me rappelle un peu su ma daan def collecte pour Manko daaw ma def na comme ni ngeen di def ndax yéen léegi lu leen neex ngeen di def dama daan bind lettre 1 mois ou 2 mois avant dem wër Ndakaaru jox ko ñi dëkk ci koñ bi ñépp ak ñi baax dëkk ci yeneen koñ ci dëkk bi ay Maxeet Wàdd ak ñeneen su ma jox leen date 2 mois après ma ñëwaat def le tour seet si ku nekk mu jox ma lim may jàppale et je leur disais simplement dama ñëw pour ngeen jàppale équipe bi nekk ci koñ bi pour dimbali ñu liggéey li ñuy liggéey mooy lan xale yi football lañ bëgg nañ fexe ba football bi baax mais nañuy def yeneen activité pour bu football bi baaxul yeneen activité yi yóbbaale football bi moo tax yaakaar naa kenn mësu ñoo suspendre parce que boo yemee ci football bu football bi doxul musiba am mais boo defee yeneen activités yi dañuy yóbbaale football bi. di nuyu ñi ànd ak responsable yi fi nekk yëpp di nuyu waa ASC Jamono ak waa ASC Manko di nuyu sama maire yi nga xam ni yàgg naa leen la jël man heure bu nekk laay woote. xale yëpp ay ñëw kenn du ñu may manqué guddeeg bëccëg amul tàggu sa yaay amul tàggu kenn man maay yaay ak papa yi ñëpp heure bu ma wootee nit ñëpp ñëw ñu def ko lu ëpp fukki at kon yéen dama leen di baalu àq bu baax a baax tooñ naa leen lu bare di leen baalu àq mais nag may ñëwaat tuuti rek ci contexte bi indi lii dama toog fan yële xale yi ñëw seet si ma ni ma dañu bëggoon ñaari ASC dañu yàgg am problème ñu bëggoon problème yi wàññeeku wala mu jeex ñu ni nañu seet ko nga xam ni ci ñaari boor yépp la bokk te jox nañ ko cër wala rus nañ ko ñu jël prétexte boobu ni dañ lay sargal jël ñetti fan yoo xam ne dañuy def ay activité laajuñu la dara mais dañu bëgg rek nga ñëw dooleel ñu def activité yooyu donc ñoom ñoo organiser seen yëf y a quelques reproches yu leen sama maam def sànq c'est un perfectionniste comme moi il aime les choses bien faites bu ngeen bàyyi woon nag ñun mën nañ ko organiser bu baax nag fii fees wala stade bi fees ñi war a ñëw ñëpp ñëw mais comme yéen a choisir organiser ñu nangul leen ko aussi vous êtes en apprentissage aussi c'est l'occasion pour nous corriger un peu di leen def leen nii bu ngeen defee nii mooy gën. beneen affaire bi dañ doon jàng école j'étais juste un élève moyen passable te en moyenne di passer passable hein 9,50 10 11 passable mais nga am looy jàng ci àdduna ak li ngay doxal ak nangu tamit parce que nangu mënula weesu
amoo yenn prédisposition yi ba pare ñu ni lii nit ñi dañ ko war a def nga jóg ni dama koy def c'est ça mais da ngay accepter et moi je le faisais bi ñu nekk ay CAC on était très jeunes athlétisme dafa nekkoon obligation pour les ASC ñuy ñëw terrain di def athlétisme awma doole c'est-à-dire tu ne peux pas être performant physiquement mais bu ñu matul dañuy sanctionner suñu équipe mais damay ñëw sol maillot daw jël ndaare parce que ay 8 lañ daan doon boo jëlee ndaare dañuy ñëw ci ligne d'arrivée bi ñu rangale ñu ki jël premier mooy jiitu rang bi topp noonu ñu indi ñu ba ci table bi ñuy defee table de marquage bi ñuy ñëw nga joxe sa tour sa sant équipe bi ñu bind ni ngay rang di ñëw noonu yëpp di romb nit ñi ndaare ngay dégg ba keroog ngay egsi mais il faut ma def ko boo ko deful ñu forfait sa équipe wala ñu sanctionné ko nga lor koñ bi yëpp mais nga c'est pas un problème donc mënuñu ci li ñuy nekk ci àddina toujours ñuy nekk ci kanam il faut mu am ñu nekk ci kanam am ñu nekk ci digg bi am ñu nekk ci ginnaaw ku nekk ak fa la yàlla séddee nañ la ko nangul et c'est pas compliqué